jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ponk ya ca gën a fës général de division Moussa Fall samp nañu ko ci bopp au commandant bu gendarmerie nationale nañu ko sampee nag kàddu yu am solo yëkkati na ko moom général Fall di sàkku rek ci ay ñooñam nag ñu def seen kéemtalaay kàttan moom nag nee na ci wàllu liggéey bi dana fexe rek kon ba kaarange gi ñu gën koo dooleel waaye la muy sàkkute ci koor googu mooy rek lépp loo xamante ne kon sutura la ñu gën ko xam ci secret profession ngal la nanu koy denc dinañ ci ànd ak Alassane Ba mi ñu teewal ca cérémonie boobu ba ñu koy samp tey ci alxamis ji nag lañu tàmbali baccalauréat technique lu ëpp ñetti junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ci candidat séddale nañu leen ci fukk ak juróom-ñaari centre yi nekk ci réew mi lu soxal bac technique boobu nag doxantu nañu ba ci centre yi ñu koy amalee bokk na rek ci centre commercial ak lycée commercial ak lycée industriel bu Maurice Delafosse jëwriñ ji dénk wàllu xëy mi ak formation professionnelle ma nga fa woon rek ngir xooli kon examen boobee naka la ñu ko dooree jàngoro yi mbas mi nag tey jàppale ni ñaari doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan ci feebar bi téeméer ak fanweer ak juróom ci cas yu yees la ñu am fukk ak benn nag feebar nañu ba loof nekk réanimation cas communautaire yi toll nañu tey ci juróom-ñaar fukk ak ñeent beneen ponk ci biir xibaar yi lu soxal nag Grand Yoff ak ñàkku kaaraange gañu fa doon jooy tey askanu Grand Yoff ña ngay jooy leneen muy nag salte ba nga xamante ne ma ngay jaabaa jonge ca mbeddee ñu ne nag loolee mënatu noonu koo dékku du am kaaraange du ab set bu ñu mën a wax rek ca Grand Yoff wàllu tàggat yaram fukk ak ñett lañu ci ay athlètes yoo xamante ne daanu teewal Sénégal ci Jeux olympiques yu Tokyo 2020 sunu gaynde yooyu nag yàpp nañu leen bu baax a baax athlètes yi ne bu ñu demee nag ca jongante bu mag boobu nañu fexe rek ba siggil fa Sénégal daal di fay rek nekkin bu rafet loole yëpp nag ñu waxtaanee ko ci ab cérémonie boo xamante ne ñu ngi ko amaloon rek ci ambassade bu Japon lii nag bu noppee daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenikaay yi bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dale nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu doore ko rek ak la xewoon ca Bafo Bayotte nag gannaaw rek kon coow loolu nga xamante ni lu toll ci fukki xale ak ñett faatoon nañu leen ci àllub Bafo Bayotte ba ñooñu nag ñu ca tegoon baaraamu tuuma ba làkkoon leen jant bi ku ci mel ni René Capin Bassène ak yeneen ñaar fukk ak ñeent ci doomu aadama ba nëgë ni nag ña nga ca sous mandat de dépôt am na ñetti at ci tey tàmbali nañoo nag xiifal ndax nee nañ daal dañu mel ni ku leen fàtte rek ci kaso bi kenn waxul seeni wax nag ña ngay sàkku daal ñu xoolaat seen mbir muy ñooñee nga xamante ne wax naa ko téye nañu leen gannaaw jéye ja amoon ca àllub Bafo Bayotte ñu daal di nag àddu ci leneen ni ki tey jii nag la ñu tàmbali baccalauréat technique bi ci Sénégal wërngal këpp lu ëpp ñetti junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ci candidat la ñu wàññi ñu séddale leen nag ci fukki centre ak juróom-ñaar yu nekk rek ci réew mi série yi yu ci mel ni TG ak STEG ak série F6 ci candidat yi fas yéene rek sëgg ngir yootu nag seen diplôme bu njëkk ngir mën a dugg ci daara yu kawe yi jëwriñ ji dénk wàllum xëy mi ak formation professionnelle di Dame Diop demoon na nemmeeku ji yenn ci centre bokk na ci lycée commercial ak lycée industriel bu Maurice Delafosse leeral yi ak Fatou Bintou Konté. baccalauréat technique tey ci tàmbali na ci alxamis bile fii ci lycée technique et commercial Maurice Delafosse ci jury 1743 ak 1742 402 candidats pour li nga xam ne moom la ñuy wax bac commerce ak 171 candidats pour bac bi nga xam ne moom la ñuy wax bac technique tey nag ñoom ñoo tàmbale seeni épreuve ñu nemmeeku nag ni benn jafe-jafe amu ca. Aujourd'hui jury STEG STEC moom la ñu recevoir tey benn jury la. 1743 le jury 1743 ñi ngi am candidat c'est un grand jury nag 402 candidats xale yi démarré nañu ñu ngi composé normalement amuñu benn souci bu ñu signalé. 171 candidats ñoo fi nekk. fukk ak juróom yi nekkuñu fi ñëwuñu. preuve yaa ngi déroulé dans de très bonnes conditions pour le moment parce que bi ñuy dooree mathématique lañ dooree te door nañ ko à 7h40.
ba tax ni sax ki nga xam ne moom moo di ministre emploi ak formation professionnelle ki di Dame Diop di rafetlu li nga xam ne moom la examen bi di déroulé woo. ma mën a rafetlu rek li ma gis ndax examen bi baccalauréat bi tàmbale na ci waxtu wi am na centre yoo xam ni 7 heures bi mu tegee ñeent fukki minutes door nañ seen ay épreuve xale yi ñëw nañ bariwul ay absence ci fi ñu jaar yëpp surveillants yi ñi ngi fi ñetti surveillant par salle jàpp naa ne loolu tax na ñu mën a jàpp ne tàmbale nañ ci bu baax. jamono ji ñu toll nag lii nga xam ne moom moo di bac technique ministre bi di ñu xamal ne ren ji nag candidat yi dañoo gën a yokk bu ñu xoolee par rapport ak année bee passé. yi wax ne ren ñu ngi ci ñetti junni ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaari candidat ci bac technique te daaw ñu ngi nekkoon ci ñetti junni ak juróom-benni téeméer donc mu am as lëf lu ci yokk. bac technique bi sax moom mii di ministre de l'emploi et de la formation professionnelle di ñu xamal ni fii léegi déwén na danañ ci gisaat yeneen coppite. yéen a ngi dégg ñuy wax bac STEG moom remplacé bac G te bu déwénee incha allah dinañ am bac STI2D ñi nga xam ne ñooy remplacé bac T1 bac T2. loolu nag du rek dañuy soppi tur yi dañ ko def pour que li président de la République woote pour xale yi am métier bac yooyu dina permettre ñi koy def suñu génnee ñu mën a am métier pour dem liggéey. examen bi nag ba tey ñu di koy def ci jamono ji nga xam ne mbas maa ngi ci dëkk bi ba tey lii nga xam ne moom mooy dispositif sanitaire bi la respecté nañ ko te élèves yi it bariwuñu ci classe yi la. Fatou Bintou Konté lu soxal wàlluk njàng mi ba tey conseil d'administration bu COSYDEP nag dajaloo nañu ci ab réunion rek ngir yëraat jafe-jafe yi ñu nemmeeku te muy bëgg a jéggi dayoo nag ci njàng mi muy rek ndongo yi nga xamante ne léeg-léeg dañuy laale ak seeni professeur seeni enseignant ba dem sax di leen dóor loole nag la ñu bëgg mu dàq ñu ne nag nu ñuy fexe daal ba jël ci pexe ak yeneen i ponk yoo xamante ne waxtaane nañu ko ci ndaje moomee Aminata Mbaré Sow ak Mohamed Dieng. mu doon li leen itteel lool tiital ñenn ñi sax ci fii ñu toll nii ñu nemmeeku ay attaques yoo xam ni ay élèves dañ koy faral di def ci ñi leen di jàngal. gis nañu dans le moyen secondaire lu xew Caaroy jël ay puso teg ko ci chaise u professeur bu ci toogoon misiba am jël professeur buy jàngale nga filmer ko dugal ko ci TikTok professeur philosophie nga xoj ko ba koy waaj a rey jël ay professeur corloon ay xeer lycée Ndiaga Ñaaw ak Bambey Séeréer yaa ngi dégg ak daaw gis nañu fi professeur Blaise Diagne boo xam ne xale bi da ko dóor fii ba bëgg koo rey loolu tamit moo amoon lycée Faidherbe bu Saint-Louis suñu naataangoo goo xam ne dañ ko jam paak. kuréel gi di COSYDEP di ci yëkkati kàddu ne faw mu dakk tey jii da ko war a def ñaareel bi ñëpp ñoo xam ne def nañ ko yoon dafa war a dal seen kaw parce que ñooñu amuñu seen place ci système éducatif école xam-xam lañ fay joxe. ñu yëkkati waat seen kàddu ci yeneen problème yi nga xam ni ñu ngi koy nemmeeku ci école publique yi lu ci mel ni mbirum góor jigéen. sàmm jikko yeeg yooyu tamit COSYDEP am na ci taxawaay bu leer. li ñuy ànd mooy li nga xam ne suñu diine suñu aada ak suñu jikko yu baax ànd nañ ci moom la ñu tëral moom la ñu mooñee waa Sénégal. ñoom wax nañu lu jëm ci wàllu recrutement enseignant yi nga xam ni gouvernement bu Sénégal daal dina tàmbali procédure bi ñu jàpp ni qualité dafa war a am ci recrutement jàngalekat yooyu. ñu koy jaajëfal Aminata Mbaré Sow ca Diofior nag njiital moomeel ga fexe nañu rek ba jël ñeenti daara jox leen nag ay tur foofu ay tur yoo xamante ne ay tur yu mag lañu ñoo xamante ne royteef lañu ca Diofior ñu ràññee lool ci diine l'islam loolu nag ñu ne sax dañu ko yàggoon a mbébét te booy xool nag ci ab décret lañu ko jaarale décret boo xamante ne président Macky Sall moom moo ko signé woon xaatimoon ko ci weeru décembre bi weesu. dañu fay fekk ji Aminata Goudiaby bi mu ànd ceeg Abdou Karim Bey. fi mu ne nag mën ngeen di wax lycée El Hadj Mamadou Lamine Faye bu Diofior loolu nag moom mooy turu imam bu njëkk ci commune boobee nga xam ni ci biir département bu Fatick la bokkee dundam yépp nag daanaka gën a def promotion l'islam la ko jagleeloon moom nag mi ngi génn àdduna ci atu 1995. parce que sooy tuddee école nit day fekk nit kooku
am na lu mu liggéey ci wàllu njàng mais ci wàllu yar xale yi ñooñu lañ tuddee école yi école lycée bi xam ne mooy lycée bu mag bi ku ñu ko tuddee mooy El Hadji Mamadou Lamine Faye moo nekk le premier imam de Diofior moo tax ñu tuddee ko le lycée de Diofior donc désormais lycée El Hadji Mamadou Lamine Faye. yeneen i nit yu jàmbaare loolu ci diine l'islam nekkoon nañ itam foofee ca Diofior mu bokk ci Serigne Abdoulaye Diom nga xam ni ay at yu bëri moom moo nekkoon marabout bu grande mosquée bu commune bu Diofior moo tax ñu tuddee ko collège d'enseignement moyen numéro 1 bi collège d'enseignement moyen numéro 2 bi nag ñu tuddee ko Chérif Cheikh Bounana Aïdara nga xam ne atu 2016 la génn àdduna te boobu moom moo nekkoon xalif général des xaadra. CM numéro 1 di premier CM boo xam ne 89 lañ ko créé Serigne Abdoulaye Diom lañ ko tuddee Serigne Abdoulaye Diom dafa nekkoon dernier muqaddam de Serigne Babacar parce que bu mu ñëwee vraiment mu créé daara di jàngale ay xale place bi CM numéro 2 bi ñu tuddee ko aussi ku xam ne 52 la ñëw fii ku dégg ñuy wax ne Chérif Bounana Aïdara zaat la juddoo islamisé nommé ay cheikh yu bëri. école élémentaire bu Sindiane Kanak ñu tuddee ko Moussa Senghor nee ñu kooku moom moo njëkk am bac ci commune bu Diofior. moo nekk le premier bachelier de Diofior moo njëkk am bac Diofior donc mu nekk exemple premier bachelier nag kooku dañ ko war a jël comme modèle. ñii nag ñu tànnee nit ñi tuddee leen école yi nekkee ci commune bu Diofior nag ñu bëri rafetlu ko rawatina ñu nekkee ci secteur njàngale mi buñ sukkandikoo ci maire bu Diofior nag Youssou Diom mu ne tànn gi ñu tànn parrain yi njiitu réew mi Macky Sall daf ci ànd ndaxte moom sax moom moo signé décret yi décembre 2020. waxoon nañ ko ci ponk yi général de division Moussa Fall nag samp nañu ko ci bopp au commandant bu gendarmerie nationale moom moomee nag mu daal di dikk rek ak yéene nag liggéey gën a yëkkati gendarmerie ca kaw la mu bëgg nag mooy wàllu kaaraange daal ñu gën koo dooleel bu baax a baax wàllu commandement bi naka noonu it li muy sàkku nag ci ñoñom rek mooy nañu sàmmonteek ak li ñu duppee meelu biir ku ci nekk nag def la nga war a def te sóobu ci liggéey bi du ñàkk ngeen am ko ci suñu yeneen jotaay xibaar ñu ngeen koy gisee noonu ci nataal yi ñu samp ko nag mu général de division Moussa Fall. ñu wax ci xale yi nga xamante ne nguurug Sénégal nag mi ngi dogu woon boobu ba tey ngir jëlee leen ci mbedd bi muy xale yi nga xamante ne ñoom la ñuy gis ci mbedd yi ñuy taxawaalu def nañu ci nag liggéey bu am solo ndax fii ñuy wax ak yéen lu toll ci juróomi junni ci gone fexe nañu rek ba jëlee leen ci mbedd mi naka noonu it lim googu ñu ne juróom-ñaar fukki yi tamit fexe nañu ba ñu dellu ci seeni mbokk ki jiite centre Gindi di Maymouna Baldé moom moo ko xamle te nag nee na xeex bi yemul fii ndax dañu bëgg rek benn xale dootuñu ko gis ci mbeddum Sénégal ñuy taxawaal lu ñu teewlu ay kàddum ci micro Ndonga Ka. 5000 enfants te 5000 enfants yooyu ñëpp presque dellu nañu seen i kër waajur donc processus la du mën a jóg du ñu mën a jóg rek ñu ne benn enfant du nekk ci mbedd mi mais dafay continuer à chaque fois ñu si liggéey ñuy génnee tey di delloo ñuy génne di delloo ba xale yi ñëpp jeex ci mbedd mi. ku nekk ci dëkk buy taa hivernage bu jotee rek sa xel du dal ñun ñëpp nag Diamaguène Sicap Mbao dafay taa suñu xel du dal buy taw mais nag loolu ñun ñëpp xam nañu ne que suñu njiit le président de la république mu ngi ci liggéey jéego yi am solo dañ ko ci encouragé di ci ñaan suñu borom mu continuer ci loolu de ce fait que dañuy toog ba Diamaguène Sicap Mbao du musa taa ci loolu la ñu nekk ci tànk yooyu nag man tamit lu ma ci mënta def nag bu soobee suñu borom dinaa ko def. ñu wax ci jàngoro yi mbas mi ak Sénégal mi am tey ñaar ñu ñàkk seen bakkan ci feebar bi téeméer ak fanweer ak juróom ci cas yu yees la ñu nemmeeku am na fukk ak benn yoo xamante ni jamono ji ñuy wax ak yéen ña nga réanimation dañoo sonn juróom benn fukk ak benn ci cas contact la ñu am juróom-ñaar fukk ak ñeent ci cas communautaire ci jamono ji ñuy wax ak yéen ba yëfi tàmbale ba tey Sénégal nag lu mu wàññi ci cas toll na ci ñeent fukki junni ak ñett yu teg ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak ñett ñi wér nag toll nañu ci ñeent fukki junni ak benn yu teg ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ñi ñàkk seen bakkan junni lañu ak téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett ñi ñuy faj jamono ji ci kër docteur yi nag toll nañu ci juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar ñi jot a ñàkk ko ci askanu Sénégal juróomi junni lañu ak ñaar fukk ak juróom-ñeent yu teg ñeenti téeméer ak ñaar fukk.
ñu des ba tey ci wàllu wér-gu-yaram wax nag ci leneen muy coow li ngeen doon dégg ca diwaanuk Matam mu soxal nag kon médecin gynécologue boobu jiite service de gynécologie bu hôpital bu Matam gannaaw post bi mu defoon ci page Facebook am ak la ko ca topp yépp la ko ca fekk di rek kon maanaam di ko dànkaafu mu tukkee nag ci ki nga xamante ni moom mooy njiital hôpital ba moomu nag ñu gën a xam ci docteur Mamadou Demba Ndour mi ngi indi leeral ci wàllu woowee nee na nag dara mënta tax rek mu noppi xeex ba nag tey lu ko gën a baral am na nag nee na lu ñu koy jiiñ muy lu tukkee ci conseil d'administration bu hôpital ba mu bokk ca conseil boobu lépp lañ fay wax nag naan da koo génn di ko fësal nee na loolee amul ay kàddu mu yëkkati la tey ñu invité woon ko ci Infos Matin. loolu ñu brandir c'était juste pour mu nangu këru benn médecin moom dafa jël këru médecin nangu ko indi huissier de justice bëgg a dajji kër gi démonter ay matérielu médecin occuper kër gi woo waa hôpital bi ne leen man conseil d'administration ñoo ma autorisé ma am délibération te amul délibération moom bi mu egsee mu ne moom nañ koy jox ndàmpaayu dëkkuwaay ma ne ko ndàmpaayu dëkkuwaay amul ci santé loolu loi moo demee noonu d'ailleurs loolu lu ñu war a waxaat la ma ne ko yow li ngay am mooy conseil d'administration moo mën a siéger attribuer la lu ndimbal mais du ndàmpaay nekkul ne dañ lay nommer nga ñëw rek di xool yow say confort ni nga koy régler di def ay dépenses yoo xam ne ci yow rek la jëm te man maa ngi wax kilifa yi yore réew mi ma ne leen bu ñu bëggee Matam dox dañu ñëw saytu yorin wa boo yoo amee hôpital boo xam ne c'était l'hôpital le plus performant du Sénégal am équilibre budgétaire pendant des années le 26 mu fay ay salaire am yorelul kenn dara nga yokk subvention bi état du Sénégal dafa yokk suñu subvention nga yokk subvention bi terewul tey salaire yi balaa ñu ciy jot yàlla entre man sanction yi ñu may sanctionné ak lii njëriñu population Fouta je choisis ñu sanctionné ma te ma wax njëriñu population Fouta y a pas de problème. ma ngoog directeur bu hôpital sax régional bu Matam du ñàkk ngeen déglu ko moom it si suñu yeneen jotaay xibaar ak sunu naataango ba ñu koy toppal ca Matam di Ali Bandel Niang ñu wax ci ñàkk kaaraange ga fële ca Grand Yoff tey nag nee nañ du ñàkk kaaraange sax dëgg la ñuy wax am na leneen ñu ngi koy joytu salte ba nag ma ngay jaabaa jonge ci seen mbedd ya sonn nañu ñàkk kaaraange salte askanu Grand Yoff ña ngay woote wallu tey sàkku rek kon ci kilifa yi nga la nañu leen dimbali ci jafe-jafe yooyu ñuy jànkonteel Abi Faye ak Marien ñoo fa dellu woon. Grand Yoff gannaaw fan yi ñu weesu rey yañ fa nemmeeku bileeg yoon calte gaa ngi fay jaaba jonge askan wi mënatuñoo noqi bu baax. loolu yëpp dafa nekk mbir boo xamante ne population Arafat bi fii ñu ngi koy dund fan yi te loolu nekkul première fois ñu koy dund fii. sama doom si ñuy jàng nii nga leen di boot ñu jéggi yow so man damay jaay su may jaay nii lay gàddu benn taxi duggatu fi taxi laa daan gaare fi mu indi ma wàccee ma yóbbuwaat ma. guddeeg bëccëg suba ngoon ci lii la ñuy togg ci lii la ñuy dund ci lii la ñuy yàq di jox suñuy doom moo tax suñu njaboot yëpp seen biir yi daw. quartier gii di Arafat ñoom ñu ne dundatuñu bu baax gannaaw ba mu tawee ci bu njëkk ci biir capitale bi Dakar njaboot yi ñoom seen dem ak seen dikk dafa taggatémbe. canal yi ndoxu canal yi jóg ba mu jógee am fu fatt yi dugg ci yenn kër yi bëri depuis samedi ba léegi amuñu ay toilettes ndox yi dafa dugg fépp nangu seen saal yi nangu seen néeg yi nangu seen douche yi am na famille yoo xamante ne ñu ngi fii plus de kër yi bëri mun ma ko wàññi quoi. saa yi ñëwee nag gëmloo ñu gas nañ suñu mbedd yëpp chaque jour jigéen ñaa ngi préparé na tey ñu am lu ñu neex ñun jigéen chaque jour añ bu ñëwee gas a gas bay bëgg a dee gas nañ mbedd yëpp lañ gas sunu doom yi ñeme ñoo génn ñun ñeme ñoo génn te ñun dañoo war a liggéey dañoo am ay soxla am ay yitte sunu doom yi dañoo war a génn fo. seen yëngute wàññeeku na bu baax ñu ne. premier taw ñu ne daam lu ko fatt gis nga li ngay gis ne le moo ci nekk ñu ne loolu lañ ci génnee gars yi ñëw nañ fi nag depuis keroog waa ONAS parce que des fois woo leen jot leen yombul. ndox bu xasaw nii nit yi ma koy njaboot yi ak maladie c'est pas bon. ONAS ñoom jege nañu leen waaye askan wi ne ba léegi France daan xëddeem ñoom la nga xamante nit moo di seen mbëbët di sat quartier gu set wecc lii gisaguñ ko ba léegi.
Abi Faye ñu jugee Grand Yoff dem ba Diogo ma nga ca département bu Tivaouane commune bu Daaru Khoudoss foofu nag wàllu zircon ba lu fa am doole la zircon boobu sax gis nañu ne ñi ngi ko fay liggéey ci atum 2014 ba tey directeur général bu kër googu ñu gën a xam ci Grande Côte opération moom nag moo yëkkati ay kàddu sax di gën a leeral ci wàllu zircon bi ndax nee na bu ñu jëlee ci wàllu liggéeyum zircon ci àdduna wërngal këpp mën nañu jàpp ni Sénégal mooy ñeenteel ba jàpp juróomeelu réew bu ci liggéey waaye ci atum 2020 it lu ñu fay ci wàllu taxe ak ci redevance kon ñeel mine nag xayma nañu ko rek ci juróom-ñetti fukki milliards ak benn ay kàddu yu mu yëkkati la ñu ne zircon bi nag ñu ngi koy seetlu feneen fu dul Diogo fu ca mel ni rek lompul soriwul dara Diogo Cheikh Anta Diop Seylatir. GCO di ab usine buy génn zircon fii ci Diogo dooroon nag exploitation ci 2014 juróom-ñaari at ci ren tey jii Sénégal bokk na ci réew yu gën a mag yuy génn zircon. Aujourd'hui 1078 hectares exploités contiennent de l'ilménite et du zircon. tey jii exploité nañ lu toll ci junniy hectare ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett exploité nañ zircon ak li ñuy wax ilménite at mu nekk dinañ génn lu toll ci 750 000 tonnes lu jëm ci wàllu zircon. Nous produisons 750 000 tonnes par année de minéraux lourds industriels. Comme pays, le Sénégal est le 4e producteur de zircon au monde. Sénégal tey jii moo jël ñeenteelu place bi ci àdduna ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy génn zircon. Sénégal nekkit na 5e producteur mondial ilménite. Et le 5e producteur d'ilménite. Afrique du Sud ak Australie ñoom ñoo jiitu lu jëm ci wàllu koppar yi nga xamante ne moom la ñuy dugal fii ci réew mi ak li nguur gi di jot toll na ci juróom-ñetti fukki milliards. 80 milliards dans le budget national, c'est les retombées. Les droits miniers. atum 2020 bi rek génne nañ lu toll ci juróom-ñetti fukki milliards jagleel ko lu jëm ci wàllu salaire yi ak taxes yi ak redevance yi ak lu war a dem ci nguur gi. Les taxes, les impôts. ñoom sax nee nañ duñu fa yam ndaxte gis nañu zircon ci Lompoul nekk ci région bu Louga koppar yu takku ay milliards lañu ci def ngir fas yéene door liggéey bi génnewaat zircon ci Lompoul. jërëjëf Cheikh Anta Diop Dias Kër Moussa jàpp Diobass ak Palor askanuk Saafi nag ñoo taxaw nee nañ suuf soos nga xamante ne kon dañu ko namma saax-saaxi ñoom duñu ko seetaan benn yoon ndax kenn gënu lañ caa yey dañu joxtu nag ni ñoo ngi koy waaj a luubal jox ko ñeneen ñu fa fekkul baax ñu ne nag nguurug Sénégal na fexe rek ba suuf soosu daal ñu génne ko ci domaine national waaye tamit li ñuy laaj bokk na ci titre foncier ñu teewlu maam Cheikh Ngom moom moo wax ci seen tour ci micro Abdourahmane Diallo. li nga xam moom lañ décidé mooy que dañu woote ne communauté Saafi yëpp nañ daje li nga xamante nag moom la ñu bëgg mooy que d'abord ñu wax ak suñu autorité def nañu ko wax nañu ak monsieur le maire def na un point de presse kontaan nañu ci mais gàtt na li nga xamante ne moom ñun loolu lañ bëgg mooy ñu yëkkati suñu baat ba ñëpp dégguñu moo tax tey ji tey communauté yëpp kii nañu ñu ñaax état du Sénégal ne ko na xoolaat mbiru suuf si au niveau de Diass bëgg nañu dem ba ci président de la République ñu jébbal ko bëgg nañu gis gouverneur bëgg nañu gis ministre yi waxtaan ak ñoom pour que définitivement ñu régler problème bi léegi nag comme solution la nga xam ne loolu lañu proposé ñun mooy nañu jël suuf si nga xamante ne fi leen nekk nii comme nañu domaine national la nañu dindi domaine national bi def ñu ci domaine état bu ko defee mu jox ñu ay permis d'occuper ñu nekk ci jàmm wa ilaa mu dem ba jox ci sax titre foncier ni mu amee Touba amee Dakar amee feneen noonu lañ bëgg ñu am suñu titre foncier global pour que ñun ñu nekk ci jàmm. ñu wax ci wàllu éthique ak déontologie ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéeykatu nguur gi ak agent yi nga xamante ne nag kon ñoom ñi ngi féete rek ci para public bi ñi ngi sàkku daal ñu gën leen rek tàggat ci wàllu éthique ak déontologie ndax bari na lu ñu koy sàkku ñoom ñooñu it ndax nee nañ loolu dina leen mën a gën a gunge ci seen liggéey Yaay Khady Samb moom mooy secrétaire général bu syndicat bi ëmb liggéeykat yooyu ñu teewlu ko ak Ibrahima Diamé. parce que formation boo ko amul. musiba day am formation boo ko amul lan la dénk doo ko mën a yor te ku ne xam na ne administration léegi da ngay dugg réunion bu am solo tëju ci bureau wax loo xam ne warul génn nga génn fekk ko ca mbedd ma lu tax parce que xëy na nit ñi administration am na ci ñoo xam ne xëy na xamuñu ni du loo jëlee ci réunion wax ko sa soxna xamuñu ni du loo jëlee ci réunion wax ko sa jabar xamuñu ni loo jëlee ci réunion wax ko sa doom wala sa xarit am na loo xam warul génn
defuñu ko pour yàq mais dañ koy def au contraire pour defar waaye boo fa jógee daal nas na nangam dina am kooku administration war a ko def donc ñun du n'importe qui ñu ñooy nekk ci bureau de vote yi ñu ñooy nekk président yi ñooy nekk assesseurs yi ñooy nekk secrétaire yi mais liggéey boobu bu jeexee na nga ko dexañ jeex na presse ba ñëw jël waa dem xool lan affiche mu génne ko mu dem mais du loo xam génne ko du loo xam wax ko kooku agent de l'État moomu ko moo tax ñu ne woon na dañuy ñëw d'abord profité mettre en place une section régionale parce que ay points focaux rek lan amoon. nees di def nag ba gën a dooleel soxna yi ñu moom seen bopp ci wàllu koom demal seen bopp liggéeyal seen bopp yëngu ci yëpp loo xamante ne nii mën na leen jural koom ci loolee nag la mbootaay gi ñu duppee ndimbal njaboot nag taxaw am na ay soxna yoo xamante ne dajale nañ leen ngir tàggat leen ci wàllu woowee ba ñu ci noppi it jox nañu leen ay financement ngir ñu liggéey ndonga ka Asmalik Diop ci leeral. Cité assurance bu Kër Mbay Fall ci commune bu Mbaaw jigéen ñi fi dëkkee nag ni bëgg nañu ci ndimbal jaboot ñu ne nag gile association moo tax nag ba seen ku nekkin daal dee soppiku. ñoon maa ngi doon jaay dama doon jaay ndugg ñii natt suñuy fukki dërëm suñuy juróom di ko dajale di financer suñu bopp di liggéey heure boo le 19 jotee képp président cellule bi ne Kër Mbay Fall da ngay natt si ñëw natt si ñi dajale ko pendant 6 mois ñi tasaat ko suñu biir. ñun ñëpp di takku di liggéey fu mu toll ni benn jigéen toogatul ci mbedd kenn amatul sax jot koo wax mu ne la aw ma jot toog ci mbedd. ndimbal jaboot nag di yëngu ci wàllug autonomisation des femmes maanaam fexe nag ba jigéen ñi daal di mënal seen bopp fii nag ci cité assurance mu bëri nag ci ay jigéen ñoo xamante ni daal dina ni bénéficier wu nag ci financement wu gile association. mosuñu koo gis dañ koy dégg rek mu ñuy romb nii ñu naan financé nañ ku dul say nit duñ la gis. lii nag doonoon ak ndaje goo xamante ni dañ doon sanc nag cellule ndimbal jaboot waral ba jigéen ñi ku ci nekk nag di wane sa mbégte waaye ñu ni nag ndimbal jaboot ak li muy liggéey ci réew mi warees na ko wane. ñu koy jaajëfal xibaaru bitim réew yi ci tënk rek ca Gabon nag Gabon googe kii ñu gën a xam ci lieutenant Kelly Ondo moom nag dañu kaa toppee rek ci koo xamante ne ni dafa naroon yëngal réew ma yëngal nguur ga la ñu koy toppee nag bokk na ci dajaloo lëkkaloo ak ay nit di def naka sudul noonu wàllu ko càcc tamit ma nga ca mbir ma gannaaw sax ba nu ko àttee gis nañu ne procureur de la République moom dafa sàkk woon rek ñu daal di koy tëj nag moom ak ñamu àndal seen girub dund ndax wàllu ko criminalité lañ leen di toppee ak alamaan yoo xamante ne toll na ci téeméeri million ci suñuy koppar waaye gis nañu ne loolee ba ñu ca génnee cour ba moom dafa daal di rek taxawee neneen mu mel ni càkkute fukk procureur am na neneen nu ca cour ba doxalee ndax fukki atu kaso la ñu wax ak juróom ak alamaan yoo xamante ne dafay toll ci fanweeri million ak benn. Burkina Faso njiitu réew ma di Roch Marc Christian Kaboré moom nag daal dinay amal nag ak yeesalaat ci gouvernement ba ak coppite juma fa indi Chérif Sy moom mi nga xamante ne moo nekkoon jëruñ ji dénk wàllu kaaraange ga jóge na ca gouvernement ba jamono ji ñuy wax ak yéen nag ki nga xamante ni moom mooy Ousseyni Compaoré nekk jëruñ ji dénk wàllu kaaraange moom it topp na ca mu mel ni ñooñee nag dañu leen toppee rek lépp loo xamante ne jëm na ci ñàkku kaaraange mu soxal song yu mujj yu fa amoon ca Solam mu nekk nag Solan song boo xamante ne ni taxoon na ba ay takk der nag ñu songoon leen ca mi ngi nekkoon ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin askan wa nag ñoom ñoo génnoon meroon ba futt doon ñaawlu nag ñàkk kaaraange ga fa am njiitu réew ma tey moom ci jëmmi boppam di Marc Christian Kaboré moo jëlal yëfee boppam mu mel ni portefeuille bu défense boobu di ministère ba jamono ji ñu wax ak yéen nag moo ca teg tànkama. ñu jàll ci xibaaru tàggat yaram yi ak niñ ko waxee woon toll nañu ci fukk ak ñett ci athlètes yoo xamante ni fi mu ne ñoo fas yéene teewal Sénégal ci Jeux olympiques yu Tokyo 2020 yi yàpp nañu leen nag bu baax a baax ñoom athlètes yooyu buñ demee nañu siggil Sénégal nañu fa def taxawaay amal fa taxawaay bu rafet muy at kàddu yoo xamante ne tukkee na ci cérémonie bu ñu doon amal ci ambassade bu Japon bi nekk fii ci Sénégal Cheikh Sadibou Diarra lañ ci àndal. ñii di teewal Sénégal ca Jeux olympiques yi di am 23 juillet ba 8 août mën nañ jàpp ne dinañ am dalal ci anam gu rafet ca Tokyo ñett ci ñoom la ambassade bu Japon dalal sargal leen. Je suis convaincu que les Tokyo 2020. jàpp naa ni Tokyo 2020 dina gën a rattaxal diggante Sénégal ak Japon ci seen ànd bi ëpp juróom benn fukki at. di am yaakaar itam athlète Sénégal yi. dafa ay jaloore. donner leur meilleure performance. ndaje bi nag di yokk jom
ils sauront à tout moment. sama gëm-gëm moo di athlètes yi dinañ fa wane farlu ngir bañ a tas yaakaar bi réew mi am ci ñoom. et de l'espoir placé en chacun d'eux. yaakaar boobu athlètes yi fas yéene wuñ ko tas. en tout cas daal dinañ def lu ñu mën waaw dinañ def lu ñu mën dinañ fa dem comme bii mooy suñu premiers Jeux olympiques on va pas se fixer des limites on va y aller jusqu'au bout on va tout donner joxe lépp lu ñu am et puis ñaan yàlla may ñu ndam quoi may ñu médaille incha allah. lépp loo xamante ne ñu ngi koy def pour am médaille rek pour bu ñu demee foofu ñu ngi koy def ñu ngi def loo xamante ni tout liggéey boo xamante ne suñ demee foofu représenter Sénégal dinañ indi médaille. délégation bu Sénégal bi ñu ngi koy xaar itam ci taxawaay bu baax ci jamonoy mbas mi. ne dañuy dem ci dëkk boo xamante ne dafay jànkonteeg mbas mi mais malgré tout ça mu comité olympique ñu organiser kon bu fekkee ne ñaari pays frères lañ am organisation bu baax da ci am solo ba nga xamante ne fu ñu war a dem du ñu fa dem li ñu war a def ñu def ko su ko defee ñëpp mucc. fukki athlète rek ñett yu Sénégal yi bokk nañ ci fukk ak benn junne yi war a bokk ci fanweer ak ñetti sport yi war a am ca Jeux olympiques ak paralympiques ca Tokyo ñuy laaj ndax dinañ yéegal drapeau bu Sénégal ca kaw a kaw. moom la ñuy ñaan ñu yéegal ko ca kaw a kaw drapeau bu Sénégal. Cheikh Sadibou Diarra ñu lay jaajëfal. ñu des ci tàggat yaram wax ci football bi yoon ak ligue régionale bu football ca Fatick ñu taxawoon nag ngir yeesalaat renouvelé waat bureau ba waaye coow lu rëy moo amoon démb ba daanaka sax duñu ko mujj dakkal mu ñu dem sax mu mel ni kuy bëgg a xeex ci loolee ñu doon amal superviseur yi nga xamante ne fédération sénégalaise bu football ñoom ñoo ñëwoon ngir saytu yëf yi sax dañu caa mujj deltu gannaaw ndax xamuñu fu ñuy dëgg seen tànk kon mu mel ni Fanta Siro dëgg lañu ca nemmeeku Aminata Goudiaby ñëwoon pour organiser renouvellement ligue régionale bu Fatick ba ñu ñëwee tey suba am na ay nit yu fi ñëw ay président de club ànd ak seen ay nit ak seen ay garde du corps dugg ne élection ci base lay commencé te élection yu ñu def ci niveau district yi dafa jaarul yoon ba tax na ñoom ñu estimer que waruñu tenir élection yi tant que élection district yi jëppantuñu ko ci kaw loolu waa Gossas def nañu recours bu ñu jot depuis tey suba. bon li doon am année yi passé lañ ne dootuñ ko d'accordati ci région bi parce que le président sortant Mame Adama Ndour respecté wul ñi mu seqal sport bi ci région bi parce que day ñëw di manipuler club yi di leen di menacer dégg ngeen ko léegi ci kàddoom ne leen club yi tey ku ci toppul ci lu ñu bëgg tey dinañ la raje ñun nag ne nañ pare nañ pour ngeen raje ñu ngeen commencé ko ci EJ Fatick bi nga xamante ni Ligue 2 la nekk football bi li ñuy doxee nu muy doxee ci réew mi la ñu bëgg arrêté ñu naw la wante. Fatick 17 clubs ñoo fi nekk su dee 17 clubs 12 clubs yëpp a ngi nii si ginnaaw kon xam ngeen ne boo amee majorité doo xeex da ngay toog déglu tey salle bi ngeen ñëwee fii gis fii suba ba léegi ñoom ñi ñëw ñu ne leen seen badge ak traité seen 5 yaa ngi ni ñu duñ dugg ñoom 5 ñu fa ñëpp dugg si salle bi xam nga loolu ku ko def mooy ku ko yàq mais malheureusement li ñuy wax mooy d'abord di wax ne Fatick lañ nekk Fatick xam nañ ne c'est une ville politique nit ñi dañuy user de ça là mais football bi waruñ ci ko ci dugal le processus est clair parce que comité électoral bi moom Dakar lañ ko monté ay magistrat lañ ñoom envoyé nañu format bi ne nañu 4 communiqués te si 4 communiqués yëpp dañoo ne ligue bi mooy organiser parce que c'est la ligue sortante qui organise les élections ñoom dañoo dugg si ne man waruma toog parce que man candidat laa ma leen ñun gars yi ñu ne leen yéen kii mooy président candidat moom moo organiser ñoom dañuy superviser ñu ne ñu loolu lu fi am. Aminata Goudiaby moo taataan kàddu yooyu ñu jàll yër xëtu njëkk yi ak yéenekaay yi. jërë ngeen jëf bu dul waxi koppar du waxi koom waxi politique la mbaa xew-xew jamono daanaka ci ñeent ponk yooyee li yéen a kay xëy di wax doore ko ak waxi koppar ak l'observateur mi ñu wax ne document bi ñu dëxëñ programmation budgétaire et économie pluriannuelle ci diggante 2022 ak 2024 ministre des finances di Abdoulaye Daouda Diallo beccil na ko député yi démb mbir yàgg nañu tëddee journal bi tojal nañu ko ba tojolaale ñu fi état bi fas yéene def yitte ci budget déwén bi mu di 2022 libération nañu démb ca kanamu assemblée nationale ministre finance di Abdoulaye Daouda Diallo jukki na fa yi nga xam ne 2012 ak léegi état bu Sénégal def na ci ay jéego yu rëy mu di ci mbay mi di ci wàllu mine wàllu énergie tali yi mbirum njàng mi ndox mi wàllu wér-gu-yaram gi assainissement gi ba ci protection sociale gi moom mi ko doon toj ak doon ko tinki ci assemblée nationale di Abdoulaye Daouda Diallo la Sénégal mi ngi ñuy wax ne ca député ya mu doon waxal ñu bari simil nañu ko sàppo félicité ko ci ab liggéeyam fa la waxee ne yokk gi ñuy wax ci njëgu dund gi ci réew mi yu ca bari du dëgg ñi fara ci opposition bi ñooy sos ak di fabriquer seen chiffres bopp Les Économies ministre finance ak budget di Abdoulaye Daouda Diallo wax na démb ci assemblée nationale ne budget réewum Sénégal ngir déwén ñoo ngi ko natt ci lu ëpp juróomi téeméeri
hier ku jéeg politique gi ci réew mi la ñu waxoon def nañu ko. réew mi quotidien bindal ñu ne député opposition yi doon ŋàññi ak jéebaane jooyandeeg coppite yi ñuy def ci code pénal bi code procédure pénale bi la ñu ne woon dañuy dem clamé ji ko ca conseil constitutionnel def nañu ko démb dem nañu déposé seenub recours honorable député Cheikh Bamba Dièye bokk ci ñu ko yóbboon di ñu wax ci xët mu njëkk Les Échos ne yaakaar naa bokk ne gile yoon conseil constitutionnel dinañu bett lu ko mooy rek ñu ne ko fi ñukk ne yekk bu naqari ñoqale ji ba ci CEDEAO dem joytu fa yëf yi Sud Quotidien xëy ab taxaw seetlu ci réforme yu mag yi président Macky Sall di def ci réew mi gis ca ne réforme yooyee yu ca bari ci diggante forcé ko nit ñi ak def ca lu leerul ci boppu nit ñi ca lay doon ki mu doon di président Macky Sall journal beneen bu xëy ab taxaw seetlu ci moom moo di Enquête dina ni mu joxe bopp dëkki kaw yi la xëy di càmbar ay conseil des ministres décentralisé fii ay tournée économique fa ca des ba mu faloo 2012 ak léegi yéenekaay bi nee nañu li muy fexe moo di nit ñi di ko xoole bëtu nit kuy jëf ak nit kuy déglu waa kaw gi ci kaw loolee journal La Tribune li ko jaaxal ba mu xëy di ko gëstu moo di bërki démb bi Mburu Sall di dem ca kees lu tax kenn gisu fa Sow Seck nee nañu absence yu Idrissa Seck ci nganu Macky Sall gi gaaña ñoo ngi cey wax lu nekk ku nekk bawal xam nga ko baa nga dégg aw turam L'Observateur nañu kooku mooy ndaw si di soxna Ami Mbàkke ñu tuddee ko Mère Teresa yéenekaay bi nañu cim ndaje mu ñu ko ndayele woon jëmoon ci neexal élèves yu jigéen yi gën a taqe ci wàllu mathématique ak science mu di Miss mathématique ak Miss science fa la xamle moom soxna Ami Mbàkke Mère Teresa doo nit dage bu ministère emploi formation professionnelle ne ci élection locale yi ñu jëm samp na am dëndam ca conseil départemental bu Mbàkke maanaam soxna Ami Mbàkke nee na candidat la ca conseil départemental ba ca Mbàkke marché ba ca Sandaga ak la fa xew ca la jëm journal lay fa nañu maire bu Ndakaaru di Soham Wardini ak maire bu Dakar Plateau di Alioune Ndoye ku ci nekk ci ñoom day xëccu ngir bëgg a yore defaraat geek yorin wi ñeel marché Sandaga ci jamono jooje journal lay fa mi ngi ñuy xibaar na ñene woon ca marché Sandaga ñu yëkkatee leen fa toj barab ba ñooñee ba léegi tey la ñu gën a jaaxle tey la ñu gën a waaru Nabi Mané weere na libération nañu moo taxit weeru na ba far waaru ubbil yéenekaay bi Nabi Mané ñu naan ko Abdoulaye benn jaaykatu fruit la bu cosaanoo ca Guinée am fanweeri at ak benn dëkk ca yëmbal benn barak ci fruit ya muy jaay ci lay peege ay xale yu jigéen yu ndaw di leen ko neexale ba jaara ci di leen saay-saaye ki mu ko mujjee def libération nee nañu benn xale bu jigéen la bu toll ci fukkeet ak ñaari yoon la ko waaji violé ba mu jëlee ci ëmbum ñetti weer daa demoon ci moom doon jëndi màdd waaji nax ko ne ko topp ma dama lay may fruit nax ko ba dugal ko ci ab néegam violé ko fa te moom waaji def loole di Nabi Mané du guléet muy am lante ak yoon ci lu ni mel ne journal bi mi ngi ñuy xamal ne 2012 yóbbu woon nañu ko kasa ndax loolu leneen ci Source A nopp dalooti na yëral xët mu njëkku yéenekaay bi loi bi criminalisé viol ak pédophilie ci réew mi journal bi nee nañu am na ca lu ca nekk loo xam ne ñu bari bàyyiwuñu ko xel ne ci article 320 bis ba dañu caa wax ne caresser mineur maanaam raay égal 5 ans jàpp 10 ans de prison. ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax a baax Mamadou Mohamed Ndiaye ci yéenekaay yi beneen Mamadou Ndiaye bi taxaw na Mamadou Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Fatou Kiné Deme ñu naan la bàjjenu gox maa ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yeeg internautes yi. ma ngoog di la fay bu baax a baax xam naa yéenekaay yi di nga ci dikk tey. dama lay laaj kay. xarala yi sax laay wax xarala yi di jéggalu waaye yéenekaay ngi ci biir xarala yi itam. mi ngi ci biir ndaxte léegi yéenekaay yi ci beneen anam la ndax xarala yu yees yi la. ma ngoog dama lay laaj na xam nga Xabilaam. xam naa daal mi ngi ami koppar waxut daal moom mi ngi ci TikTok bi du wax waaye mi ngi ami koppar. voilà te yemul ci TikTok bi rek mi ngi ci yeneen réseaux sociaux yi waaye TikTok boobu nag tax na nag mu ci am koppar gu bare bare ci kanam dinañ ci wax tey ji waroon na dugg ci émission bi mais dafa nekk xam nga dafa nekk fi mu ne nii ku jàpp. ndax ñi ko soxla bari na. ma ngoog tey jii xam naa da ko renvoyé mais peut-être semaine prochaine incha allah dina dugg ci biir émission bi. incha allah yéen ñi féete woon ci machine bi cant ak ngërëm ñeel na leen rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaay xibaar ñi leen di ñaanal kenn dalug jàmm te di ko sàkku ci yéen su ma noppee léegi ngeen ànd ak Mamadou Ndiaye ak li ci biir xarale yi.